fitna gi am ci diggante jàngalekat yi ak élèves yi ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug njàng mi jaarale ko ci direction de l'enseignement moyen ak supérieur ak secondaire daal di ñaawlu lu ni mel tey xam leen ni l'école bi yàgg nay jëli matuwaay ngir moytandiku lu ni mel ci jamono jooju ñii di waajuru ndongo yi ñoom la ñu gis moom moo di l'école ndaw bu fa demee pour jàng la waaye du pour dóoree ñem na ci ñenn ñoo xam ne ni dem nañ bay sàkku élève booba ñu dàqe ko ca biir l'école ba daa ngeen ci dégg reportage yu Aïssatou Faye Bodian lu jëm ci wàllu ko woyofal gi ci lii ñu duppee article 14 bu UEMOA jëm ci wàllu ko dem geek dikk gi ñii di waa direction bu port autonome am nañ ci ak déggoo seen digganteek direction des routes ak ministère infrastructure loolu nekk loo xam ne ni buñ ko deful woon buñ sukkandikoo ci directeur général bu port mën na indi ay gàllankoor feebar bii di coronavirus feeñ ca Chine ci jamono ji mi ngi defi jéego ndax dugg na ca Europe ca États-Unis réewum Sénégal moom di ñàkk boppam bu baax a baax di jokkoo nañu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci l'aéroport international Blaise Diagne ñu ni jël nañu ay matuwaay ngir bañ boobu feebar dugg ci biir réew mi tàggat yaram dañ ci ànd ak Youssouf Bodian li ci yéene kaay yi ak Mohamed Ali Mouba rubrique tranche de vie tey jii ñu leen di xamleek Omar Diop moom nag moom moo yor lépp lu jëm ci wàllug waañ wa di restauration si ziar annuel bu Seydou Nourou Tall wàllug ziar boobu tamit daañu ko waxtaanee ci biir xibaar yi ak journal de la ziara Alaaji Seydou Nourou Ba ñoo ngi lay nuyu. jaajëf xaaj Ndata Diop jiitam jaajëfal ñëpp. moom moo nekk ka ñuy toppal ba bopp ziar Seydou est-ce que mën na noo xam li gën a fës ci biir journalu ziara boobu. waaw ci reportage bi nga xam ne Oumar Mbow dina ko amal di ngeen déglu ki fi nekkoon premier ministre bi Ibrahima Boubacar Keïta ñëw na fii lu ko waral di ngeen ko dégg ci reportage bi nga xam ne Oumar Mbow amal na ko ak tam ñeneen ñu jóge fu sori ñëw delloo njukkal El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall ba te ci wàllu xibaar Salimata Aw dem na ci exposition bi nga xam ne mu ngi fii ci ginnaaw xabru bi ña fay ñëw nag di gën a xam njaboot El Hadj Omar Foutiyou Tall loolu itam ci reportage bi nga xam ne Salimata Aw dina ko amal di ngeen ko ci mën a déglu xaaj Ndata Diop. jërëjëf Alaaji Seydou Nourou Ba yaatal yi ci njeexitalu xibaar yi lay doon soo paree di nga xajal kii di Anna Rocha mu ñëw ci xibaar yi aada ak cosaan di xalam dal leen ak jàmm ci xibaar yi Abdou Thiam moo nekk ci machine bi. gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen ndokk rajo Futurs Médias nañ ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree xëqante gi ak dóorante beeg lenn ko agression yi nga xam ni moom mooy dox diggante jàngalekat ak élèves yi loola waa ministère de l'éducation nationale jaarale ko ci direction de l'enseignement moyen ak secondaire di ko ñaawlu bu baax a baax ñu ni ñoom sax naam yàgg nañoo jëli mesure waaye lépp li ci war ci leneen loo xam ni moo ca war a topp daanu ko def dañ ci déglu Fatimata Ba Diallo moom mooy directrice bu enseignement moyen ak secondaire. ministère bi rafetluwul situation boobu noonu xew ci école bi ak situation sax bi xew ci école yëpp fan yi ñu ngi noté violence waaye violence bi boo seetloo société bi yëpp moo nekk ci situation de violence fi ñu toll moo tax li ñu bëgg mooy que non seulement ñu def éducation à la paix boo xamante ni nii ci famille yi lay commencer ba dem ci école yi wala mu commencer ci école yi déteindre ci famille yi en tout cas jumtukaay yi ñu war a jël yëpp pour que éducation boobu à la paix mën a sax ba nga xam ne kenn ku ne moom ngay doxee di ko waxee di ko jëfee loolu lu ministère bi jàpp ni lu war a am la. yan mesure le ministère bi war a jël ngir fànq lu ni mel. waaw xam nga mesure yooyu ministère bi am na lu ñuy wax ay jumtukaay yu ñuy tuddee ay CGE comité de gestion des établissements yoo xam ne enseignants ñu ngi ci responsable établissement ñu ngi ci parents d'élèves ñu ngi ci élèves sax da ciy nekk yenn say donc jumtukaay yooyu war na tax ñu mën a fànq lépp loo xam ne lu jëm ci violence la donc loolu actuellement école sénégalaise am na ko gouvernement scolaire yi xale yi ni ñu leen di jàngalee ay démocratie expression libre ak yooyu yëpp loolu ñu leen di jàngal war na tax ba nga xamante ne nii li ñuy wax violence war na vraiment bañ a am ci biir école yi. loolu pour wattu la maintenant que li am na ba pare est-ce que yéen ànd ngeen ci njàngalekat yi wax naan dañoo war a dàq boobu élève. waaw xam nga bu ñu naree dàq élève ak bu ñu naree dàq keneen loolu am na fu ñu ko war a teg ci yoon lañ koy teg yoon boobu li tax ñu ko ciy teg am na ci école yi inspecteur d'académie yi fi mu ne nii ñoom ils sont responsables de l'éducation au niveau déconcentré académie yi ñu nekk yëpp yore nañ jumtukaay yooyu te li wóor
te weer mooy yooyu yëpp ñoom dinañ ko jëfandikoo ba nga xam ne li ci war a am yëpp bu soobee yàlla dina ci am bu ñu établir responsabilité wu élève bi ci situation yi mel noonu décision ak mesure bi ñu war a jël yëpp bu soobee yàlla dinañ ko jël. mu nekkoon Fatoumata Ba Diallo directrice de l'enseignement moyen ak secondaire waajuru ndongo yi ñoom gis ni buñ demee ba élève di dóor lii di jàngalekatam ñàkkub yar la moo tax ñenn ci ñoom ànd nañ ci ñu dàq yooyu ko élève ñeneen ñi ñoom gis ni war nañoo taxaw ay matuwaay yoo xam ne nii jàmm ju sax dàq dina am ci biir daara yi reportage yu Aïssatou Faye Bodian. ñu daal di nemmeeku ay cas d'agression léeg-léeg mu xaw a metti ci diggante élève ak professeur bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Ndiaye yooyu leen nag élève dañ leen war a génnee ci l'école bi. dama naan carrément dañ ko dàq établissement boobu pour donner leçon aux autres enfants établissement bu mu dem dañ ko dàq ba parent bi day génn si poosam nag di fay di xam ni nag que ça lii métti na que te doomam moo ko créé li boobaa dina jéem a yaraat doomam. Abdoulaye Ndoye ak Omar Dia di ay parents d'élèves seen gis-gis mooy ñii di yëngatu ci wàllum ak yelleef tout tànk yi ñoo andi li ni mel ci biir réew mi. bu njëkk élève bi day ragal maître bi respecté élève bi léegi élève bi ragalutul maître bi parce que lu tax y a les droits de l'homme maître amul droit dóor comprendre nga maître bi aussi amutul personnalité. droit bi ñu jox xale yi moo dul yoon droit bi ñu leen jox lu leen neex def te ñoom kenn du leen laal loolu moo dul yoon waaw kenn du leen dóor boo leen dóoree ñu tëj la. élèves yi fu mu toll nii amuñu benn ambition xamuñu lu ñu bëgg a doon yi ëllëg bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Ndoye. élèves yi aussi amatuñu jom parce que élève bu njëkk day wax nangam laa bëgg a doon léegi élève xamatu sax lu mu bëgg a doon di dem di jàng mais xamul sax lan la bëgg a doon. mu doon ay fitna yuy dox diggante élève ak professeur ñu bëri ci ñi tasel seen gis-gis mooy wàllum loi yuy aar tout tànk yi moo waral lu nu mel waaye tamit bokk na ci ñàkk yar ci tout tànk yi. Aïssatou jaajëf juróom-ñaari simili moom moo bootu ci benn waxtu ca Pire Gureye. RFM rajo askan wi. ak woyofal di ab dérogation exceptionnelle boo xam ne nii DP World daal dina koy jël ba fii ak fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2020 loolu nag ngir fexe ba ñu méngoo maanaam lii di transporteurs yi méngoo ko règlement 14 bu UEMOA direction bu port autonome bu Ndakaaru am na ak déggoo goo xam ne nii jël na ko ci jëm ci wàllu woowu dox digganteem ak direction des routes ak waa ministère des transports terrestres Ababacar Sadikh Bey moom mooy directeur général bu port di rafetlu lu ni mel tey xam na ni loolu bu amul woon xëy na mën na indi gàllankoor ci doxalinu ko kër ga dañ ko ciy déglu. mesures yooyu ñu ngi ciy remercier bu baax a baax ministre bi nga xam ne moo yore transport ànd ak directeur des routes waxtaan nañu depuis démb pour ma ñaan leen njëkk pour que ñu permettre port de Dakar ñu am dérogation bu leen permettre application règlement 14 bi ñu xool en tout cas ci plateforme fi nga xam ne dañ foofu la ñuy jëlee conteneurs yi ñu may DP World ba fii diir ba nga xam ne 31 mars ñu mën a yokk PSEC maanaam machine yi nga xam ne ci la ñuy peese camions yi fi mu nekk ni benn moo fa nekk fii ak mois de mars incha allah dina am yeneen ñett yuñ ci yokk comme ça dugg génn bi gën a jax donc ñu ngi waxtaan ak ñëpp comme ñaari point yi nga xam ne soulevé woon nañ ko ñaari point yooyu yëpp am nañ ci satisfaction li nga xam ne dafa nekk jot bi ñu bëgg transporteurs yi di ko fay ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. kon budul woon ak dogal boobu liggéey bi dina tagatémbe foofa ca port. waaw xam nga port ni muy fonctionner mooy chaîne la maanaam kii day liggéey jox sa morom kii liggéey jox sa morom donc bu fekkee ne am na ci chaîne bi kenn koo xam ne liggéeyul jox moromam rek liggéey bi day taxaw. donc moo tax comme lépp li nga xam ne day dugg ci kër yi wala marchandise dem ci boutique yi ci port de Dakar lay jaar dafay am solo ñu war di waxtaan di toog di sottante xalaat xam ne nag ku nekk dina bàyyi fii jàpp fii comme ça ñu mën a liggéey ñun ñëpp pour intérêt wu Sénégal incha allah. beneenub directeur di bu office national formation professionnelle moom ma nga woon ca Ziguinchor foofa lam fa doon dox moom mooy fexe ba ndaw yi am ci lu ñu jàpp maanaam ñu ni lu yàggul rek dinañu taxawal ab centre satellite duppee ko ay métier lu ñuy liggéeyee ci wàllu ko tourisme loola nekk loo xam ne nii dinañ fexe ba gone yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca boobu gox ñu am ci lu ñu jàpp directeur général bu yees bu ONFP ci Ziguinchor la ko xamlee Lamine Ba. nguur gi fi ne am na politique bi nga xam ne moo ngi koy amal at yi yëpp mu jëm ci yombalal ñi nga xam ne bëgg nañ fi taxawal ay hôtel ñu jot ci anam yu yomb te gaaw waaye lu ñuul ci soow mi mooy hôtel yooyu ñu ci bëri daanaka amuñu ay liggéeykat ndax ñàkkum formation bi nga xam ne nag moom la ndaw yi di jànkonteel
office national de formation professionnelle bëgg soppi loolee ci taxawal ab centre bi nga xam ne ñoo ngi ko dippee centre satellite de formation au métier du tourisme docteur Souleymane Soumaré moom mooy njiit lu bees bu office national de formation professionnelle. li ko tax a jóg nag mooy fexe ba ndaw ñi nga xam ni dañu bëgg a jàng métier tourisme wala métier hôtel bu ñu ñëwee fii ñu mën leen tàggat ba nga xam ni dinañu mën a am qualification buy tax ñu am liggéey. duma tàyyi di ko wax xëy na nit ñu bari liggéeyuñu mais nekkul ni liggéeyuñu ndax liggéey amul. la plupart du temps liy indi loolu mooy qualification bi nit ñi war a am pour mën a liggéey duñ ko am tey bu nit ñi tabaxee hôtel war a recruter ñu fay liggéeyee te ñi nga xam ne la ñu war a recruter amuñu benn qualification amuñu benn titre buy wane que ni kat mën nañ liggéey bi loolu day tax que ñooñu dañuy dem uti feneen ay liggéeykat. DG bu ONFP bu bees bi nag ñoon Ziguinchor ngir ne mekku na liggéey di demee ci centre boobee mu rafetlu bu baax a baax nag jéego yi nga xam ne entreprise bi def na ko. liggéey bi ñu xoolee chantier bi li si des bareetul ndax bu ngeen xoolee mën nañ wax ne li ñuy wax marché de base maanaam bi ñuy defar projet bi li si ëpp si liggéey bi pare na. nekk na à plus de 95% de taux de réalisation. kilifa yi nag lu ñu namm ci centre boobee mooy ñu gën ko yaatal ba nga xam ne dina am ay ndaw yu jóge si réew yi ñuy wër ñoo yokk fi xam-xam ci li jëm ci wàllu liggéey ci ay hôtel. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jóge Ziguinchor dal ca Gossas foofa askan wala ñuy sàkko moom moo di lii di mbay mi ñu jaar di koy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo cay yëngu ndax nee nañu gox boobu am na ay potentialité ci wàllu mbay yoo xam ne nii buñ ko exploité mën na soxal wala dundal lii di gox boobu. Aminata Goudiaby. ci juróom-benn commune nekkee ci département bu Gossas mbay nag bokk na ci activités yi nga xam ne moom lañ fay gën a def waaye nemmeeku bi mooy rendement agricole yi daanaka at mu jot muy gën di wàññeeku li ko waral nag buñ sukkandikoo ci Pape Serigne Ndaw mu ne bëri na moom nag moom mooy président GIE des agriculteurs bii di jàppandoo. bu ñu dee téeméeri nit juróom-ñaar fukk yëpp bay la ñuy liggéey amoon politique agricole bu baax suñu département moom lu ñu dundee du am problème ndax nanga nañoo bay bu ñu amoon ab politique agricole bu baax dañu bay di dundee ñëpp di si dund macha allah ñu am tam ay jumtukaay yu ñu liggéeyee ndax yooyu dafay manqué soo ko dee seetlu ñi ci ëpp benn mbaam dañu am sax ay machine nji dañuy àbb feeku luy fii machine bay wa waxatuma ko. département bu Gossas nag ñàkkul ay atu ci wàllu mbay mi Pape Serigne Ndaw nag di wax ne atu yooyu dafa mel ni kenn exploité wu leen ni mu waree ndaxte ay moyens la agriculteurs yi amul. de Gossas nekk na daanaka ci digg Sénégal dëkk yu mag rek ñoo ko wër Fatick Kaolack Diourbel Touba yooyu ku soo ko seetee ndox mu neex la mën naa mbay moo bëgg a bay suuf itam suuf su baax la soo ko traité loo fa bëgg bay kon yooyu yëpp soo ko boolee ba pay itam mu nekk ay jumtukaay yu am doole te yow jëloo ko nga fëndewoo ko kon loolu day indi ay problème. GIE jàppandoo bi ñu taxawal nag ñoom liñ ci namm mooy gën a suqali agriculture bi foofee ca département bu Gossas. doole yi néew na waaye ñu boole ko suñu xam-xam bi li ñu am ko ne ku ne sax xam-xam nga indi ko teg ko ñu bokk suñu doole bokk suñu xam-xam mën a liggéey suñu liggéey ni ñu ko bëggee ndax kat loolu la ñuy dundee bay bii mooy suñu liggéey ci la ñuy dundee. ba fi mu ne nag ñu ni 150 membres rek ñoom ñoo bokk ci GIE boobu président bi di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo di baykat yi fare ci département bu Gossas ñu ñëw bokk ci ba ñu am ay résultats yu gën yi ñu am. Aminata Goudiaby Fatick RFM. quartier Cheikh Nord di ab quartier bu nekk ca Tëngéej foofu moom ab poto lampe boo xam ni daal dafa daanu ca suuf ba pare daal ñu ni dañ caa amuk tiitaange moo tax ci jamono ji daal mënatuñoo nelaw ndax dañu yaakaar ni seenu ko kaaraange da caa aju ñoom nag nee nañu buñ ca indiwul saafara fii ak altine dinañu dem toogaanu ca agence Sénélec ba ndax boobu ba léegi ñoo ngi koy kalaame waaye waa Sénélec defuñu ci dara Ibrahima Diop moom moo yore kàddu ko askan wa dañ koy dégloo Abdou Diouf Diagne. altine dafa am benn camion boo xam ne dafa dugg ci koñ bi camion 16 mètres cube daal di mbëkk porte-lampe bi mu mbëkkee porte-lampe bi daal di damm bi mu dammee fiil yi comme ni nga ko gisee nii gis nga fiil yi daanaka mu ngi ci suuf te li ci gën a doy waar mooy fiil yi fi mu ne am na école boo xam ne daara la boo xam ne ay xale ñoo fi jànge xale yi fi jànge boo xoolee ñu ngi am entre juróomi at ba fukki at te loolu insécurité la ci xale yooyu ñun nag li nu mënoon mooy yëgal ko waa Sénélec biñ leen ko yëgalee ñëw nañ fi xool ko dem depuis lors réagir ñu defuñu dara te tey ji daanaka mën nañu wax ne mbir mi am na juróomi fan ñoom nag li ñu jàpp mooy dañuy xaar pour que nit faatu fi wala nit loru fi wala nit am fi ay jafe-jafe ñu ñëw fi di jaale wala ñu ñëw di masaw tol ñun loolu pare wuñ pour di ko xaar li leen xamal nag mooy ñun fi mu toll nii informé nañ ñi ñu war a informé te ñu ngi interpeller l'état du Sénégal di interpeller directeur du Sénélec ministre de l'énergie ak autorités yi nga xam ne ñoo fi ne pour que lii nii nga xam ne ñu ngi koy seetaan ñu ngi jox ultimatum waa Sénélec ñu ngi leen di may fii ak altine bu fekkee poto bi réparé wuñ ko ñun dinañ mobiliser wu xale yi nekk ci dëkk bi mag ñeeg ñëpp ñu yóbbu leen agence Sénélec bu Tëngéej pour que ñu xam ne kenn dootu fa liggéey tant que lii defaruñ ko
waa Senelec yooyu nag sànq woote nañu fi doon xibaartu ci maanaam quartier boobu fan la féete ak naka la ñu mën a def pour dem fa kon ñoom ñoo nga caw yoon ngir yegg foofa ca Tëngéej ci wala seen service technique yi xool leen saafara lañ cay indi Tëngéej ak la ko wër fukki simili ak juróom benn moom moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Ndati Diop. coronavirus di feebar boobu nga xam ni moom moo feeñ ca Chine ci jamono ji mi ngi defi jéego dugg na ca l'Amérique ak ci Europe ndax France am na ci ñett Japon tamit ak Népal ñu ni feebar ba ma ngi fay dugg loolu moom moo tax réewum Sénégal di ñàkk frontière am ak jëli matuwaay ngir xool naka la ñuy def ba lu ni mel bañ fee am moo tax it ca aéroport international Blaise Diagne moom moo taxawal nañ fa ay matuwaay di ab dispositif boo xam ne ni dañuy def lépp ngir xeex lu ni mel waa ministère de la santé te fa ak équipe boo xam ne ñu toll ci fukk ak juróomi doomi aadama ñoo nga fa ngir ñu renforcer lépp lu jëm ci wàllu contrôle ba Awa Mbaye ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am na ab équipe boo xamante ne day contrôler lépp lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram aju ci frontières yi loolee nag di ab service bu bokk ci ministère de la santé ak action sociale te bis bu jot subaak ngoon dafay dox amul taxaw lu jëm ci jàngoro ji coronavirus indi tax na alxames gi passé boobee équipe ñu saytuwaat leen ngir xayma leen lu toll nag ci fukki nit ak juróom ñoo cay liggéey am ay médecins ay infirmiers ay sages-femmes ak ay agents service d'hygiène boobee équipe nag nga xamante ne médecin chef moo ko jiite dafay gën a jublu ci wàllum surveillance lépp loo xamante ne jàngoro la mën a doon épidémie te muy liggéeyee ay jumtuwaay yoo xamante ne day saytu ko xool nemmeeku ak yëgle lépp loo xamante ne feebar la bu ñu am xel ñaar rawatina mu wër ci àdduna bi coronavirus nag di ab jàngoro joo xamante ne tey ñëpp ci tiit mu sosoo ca réewum Chine Sénégal aéroport bi nga xamante ne moo nekk ca Diass di Blaise Diagne foofee saytu bi ñu ngi ko gën a jëmale ci avion yi nga xamante ne seeni tukkikat dañoo jóge ci dëkk yooyu nga xamante ne jàngoro jo ñoo fa am wala ñu jaar fa feebar boobu nag jaaxal ñëpp bokk na ci mandargaam yi nu mën a tudd di doomu jàngoro buy nekk ci yoonu noyyukaay yi di ànd ak sëqët yaram wu tàng lox yaram buy metti coono wala sax mettitu bopp yooyee nag bu ñu ko limee am na feebar yu muy nuróol mel ni grippe dendale boobu moo tax sax aéroport yi ne dépistage da ci am solo ngir ku ñu njortu ne yor nga ko rek ñu mën laa teg loxo ngir feebar bi bañ a law. ci wàllu ko wér-gi-yaram kii di docteur Abdoulaye Diop di gynécologue tey jii tëgg na ab bisub maye deret loola lañ ca gis moom mooy ñu bëree bëri dañuy loru ci wàllu ñàkkum deret rawatina ñi di soxna yi bu ñuy mucc moo tax it muy woo ci lu ni mel ñii di góor ñi ñoom tamit ñu jàpp ci ngir xeex ndeeteel jëm ci wàllu ko yaay yooyu ndax mbiri hémorragie yi dañ ko ciy déglu moom docteur Abdoulaye Diop di médecin chef bu clinique Nest ci micro Adja Marie Thiam. tey dañu organiser benn don de sang boo xam ne pour jàppale askan bi jàppale surtout jigéen ñi parce que xam nañ ne que problème bu deret Sénégal lu tar la temps de transfusion régulièrement dañuy gis ne que dañuy am jafe-jafe pour am deret te nit dina toll fenn foo xam ne am ñu war ko opérer wala moom accident wala muy wasin il faut ñu may ko deret te suñu mayulee deret sa bakkan mën na sirot chaque jour Sénégal am na ay jigéen ay góor yu ñàkk seen deret parce que justement ñi may deret doyul loolu moo tax ñun ñu jéem a def cet acte là pour sensibiliser nit ñi ci ñu mën a gën a di maye deret li ñu gis tey par exemple mooy jigéen ñi ñoo fi ëpp c'est vrai que sensibilisation bi ñu def xëy na jigéen ñi ñoo gën a sentir seen bopp ci don de sang bi mais suñu mbokk góor yi tamit war nañ góorgóorlu tuuti maye deret fu jigéen maye deret góor war na fa mën maye deret quand même surtout que suñu defoo nekk góor bu ne sa jabar su ëmbee ci biir ëmb bi nga maye au moins benn yoon poche deret dina dimbali pour que ñi nga xam dañuy ñàkk seen bakkan suñuy wasin te li koy indi mooy problème mu hémorragie bi ngay am sooy wasin yàlla mën na si indi saafara. wér gi yaram ku ko waxalum cet moo tax it commerçant yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci garage Petersen ni ki tey jii dañoo wupp seeni boutique ak lalli seeni place loola ngir ànd ci programme zéro déchet bi nga xam ni njiitu réew mi tëgg nañ ko mu ni lañ ca bëgg rek moom mooy wane ni ñoom tamit ay citoyen la te lépp luñ tëgg war nañ caa dugal seen loxo Dame Sène moom mooy délégué marché ba dañ ko ciy déglu.
président de la République Macky Sall dafa wax zéro déchet te comme zéro déchet boobu maanaam ñi gis na ñun ci réew mi lañ bokk war a bokk si ñi nga xam ne dañoo war a contribuer ci réew mi ci set moom wax dëgg yàlla ñëpp ko bëgg tey loolu tax ma xëy organisé tey pour na mot ànd ceeg wax dëgg yàlla monsieur le maire Aliou Ndoye nga xam ne yitteem lépp moom itam lépp loo xam ne président de la République Macky Sall bëgg na ko rek mooy moo ngi ci te ñun itam wax dëgg yàlla mu monsieur le maire mënuñu amuñ fayam te lii la bëggoon moo tax tey ma xëy depuis vendredi laa organisé woon lii rek ci biir bu gàtt ñu sam daal bëgguma kenn xëy liggéey dama fa ñoom ñun ñëpp dañu xëy tëj ci ñu buntu tëj ci ñu magasin bàyyi lépp pour def li nga xam ne président Macky Sall moom la bëgg xëy fu ne boo ñëwoon fii yaram day daw wax dëgg yàlla li fi génn ci mbalit man xaw moon sax lu mel ni mu ngi fi wax dëgg yàlla te moo tax lii la am solo la te fas yéene yemale ko tey à tout moment chaque jour buñ xëyee ci lii lañ nar a nekk incha allahu rabbi wala chaque fin de mois bu nekk wala par 15 jours yi nekk fas yéene nañ def lu mel ni ndax lii boobu ñëwee rek da nga xam ne lii wax dëgg yàlla am na solo trop baax. tàggat yaram Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. di la fay àlaj jote di ko dooree ak Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 waajtaay yi ñu koy door tey ji. tey bu minuit jotee lu toll ci 1000 jours junni fan mooy des waaw laata kon ñuy door kon Jeux olympiques de la jeunesse yooyu nga xamante ni guléet muy am ci Afrique xumutee fi kon tey lay doon ci ngoon ci place de la nation nan la mbir mi di demee ñu ànd ci coordonnateur comité d'organisation bi di Ibrahima Wade. comité national olympique ak comité ak ville de Dakar ak ministère des sports bi dañoo invité ndaw Sénégal invité sénégalais yi nga xam organisation la boo xam ne ñu bëgg a defee place de l'obélisque dañoo bëgg min wi di jot suba jëm dimanche junni fan mooy des ci li nga xam ne moo ñu jëmale ci Jeux olympiques de la jeunesse parce que li tax ñu mën ko def léegi mooy ni bi ñu fan yële ci gannaaw comité olympique président Ndiaye dafa dem CIO mu présenté fa programme fi ñu tollagum ak datu ban bés la ñu war a fas yéene ubbi Jeux yi ñu jàpp ni le 22 octobre 2022 ci la date bi officiellement la ñu retenir boo defee li ñuy wax tubaab di wax décompte à rebours le 26 janvier mu des ci 1000 jours loolu tax ñu ni nag comme liggéey depuis octobre 2012 ba léegi ñu ngi liggéey ci lépp li nga xam ne mu jëm ci wàllu fi ñu war a defee tàggate xale yi fi ñu defee sport bi ci wàllu fi nga xam ni mooy fan lañ dëkkuwaay yi ci wàllu transport énergie ak yooyu yëpp jot na nag ñu jëm ci li nga xam ne moom la ñuy wax engagement ak mobilisation ñu xalaat ni 1000 jours am na symbole doon na symbole boo xam ni boo ci wootee bégal ndaw ñi wan leen ci bis bi lan mooy Jeux olympiques de la jeunesse ñaata sport la lan lañ ko war a def fan lañ ko war a defee diggante Dakar Diamniadio ak Saly ak lan lañ ci namm pour que sénégalais yi dugg ci pour que africains yi dugg ci nan lañ ci namm pour que ndaw ñi def ko seen moomeel dana doon loo xam ne tam dana doon premier point de départ pour que ñu jëm dalal addina bi yëpp ñu prévoir ay activités artistes am nañu artiste am solo yoo xam ni incha allah suba bu ndaw ñi ñëwee bu sénégalais yi ñëwee danañ gis loo xam ni dinañu ni Sénégal nekk na ci yoon pour pare dalal addina yëpp loolu mooy li nga xam ni tey ci ngoon la kon bu ngoon à partir de 21h lay doon foofu place de la nation El Hadj Ndouté Diop. football Ligue 1 juróom-ñaareelu bëccëg gi tey jii lañ koy door. ak ñaari match yi am tey ci ngoon leader bi di Teungueth FC dalal Ndiambour bu Louga 16h30 stade Ngalandou Diouf Rufisquois yi nag ñoo jiitu am 16 points ñoom juróomi ndam lañu am ak benn match nul amaguñu défaite ba fi mu toll nii di benn équipe boo xamante ne kon ba tey kenn daanu ko stade Amadou Barry Dakar Sacré-Cœur nekk ñetteel place bi moo day ak Jaraaf suba la ñuy yëngali mbir mi ak derby Mbour di dox diggante stade de Mbour ak Mbour Petite Côte di ñaari équipe yoo xamante ni seen ndoxteel naam jafewoon na waaye ñuy xaw a nooy tuuti ba tax na kon ñu mën a xaarandi match bu neex diggante ñaari équipe yooyu la nga xamante ni kon Mbour Petite Côte moom moo nekk 4e ci classement Ligue 1 bi ñu déglu kon jàngat suñu naatangoo nekk ci Sud FM ci Mbour di Moustapha Sall. ñaari équipe nag fi ñu toll nii dañu nekk ci dynamique bu nga xamante ne bu ama am solo la maanaam ci yoon wi ñu nekk daal kenn téyewu leen ñaari ndam la ñu tegalee kon dynamique boobu am na solo jawante bi nag dana am solo ci ñaari équipe yi ndaxte ku ci nekk la nga liggéey da nga koy daal di bëgg a continuer wane ko ngir nga daal di mën a bokk kon ci ñi nga xamante ne dañ leen tudd ku ci mel ne Mbour Petite Côte nekk nag équipe bu nga xamante ni défense bu baax la bu ñu doon classé ñi nga xam ne ñoo jël défense ñoo nekk ci ñetteel bi ñaari bal dong la ñu jëlagul ci li nga xamante ne moom mooy saison bi mu door rek léegi loola nag li koy wane mooy kii bu staff technique bi ñu yor ay italien lan xëy na catenaccio maanaam défense la ñuy gën a liggéey yëngu contrairement ak équipe bi nga xamante ne nag mooy Stade de Mbour moom juróom-ñeenti bal la jël ci li nga xamante ne moom mooy juróom-benn bëccëg yi ñu jot a weesu mu nekk nag jafe-jafe donte dafa commencé ak jafe-jafe ak ñetti défaite yu nga xamante ni tegale na ko kon ci ndorteelu saison boobu léegi juróom-ñaari poñ la jot a am donc jongante bi nag fi mu toll nii dafa am ci contexte bu nga xamante ne ñu ngi koy xaar contexte boo xam ne ñaari équipe dañoo changé seen ay
banc ndaxte Cheikh Gueye ñëw na Stade de Mbour di ko coach ren ay Italiens ñëw nañ ci banc bi indi seen système défensif Catanaccio mu nekk nag jongante bu nga xamante ni dana baax ci ndam ku ko ci am da nga gën a mën a continuer sa confiance. kon tontu bi Moustapha suba la kon diggante di Stade de Mbour ak Mbour Petite Côte di derby bu Petite Côte beneen derby bu Petite Côte suba lay am laata ñuy waxtaanee loolu 7e journée boobule kon ci Ligue 1 bi yeggali bi kon ci dimanche bi jàppale ni kon Casa Sport ca stade Aline Sitoé Diatta mooy dalal Génération Foot di champion en titre ndorteel bu jafe la amee kon moom Génération Foot mi nekk kon ci 10e place bi am 7 points ñaari victoire ñetti défaite ak benn match nul ca stade Amadou Barry suba ba tey 16h30 AS Douane mooy daje ak Ndiambour bu Louga douanier ñoom ñooy 2e AS Pikine dina dem ca Thiès stade Lat Dior ngir jongante ak SNEPS bu 18h jotee SNEPS boobu la yéeg ren ci Ligue 1 bi am na ndamam bu njëkk ci week-end bi passé stade municipal bu Mbao US Gorée mi mujj ci classement bi amagul ndam mooy daje ak NGB 17h Ligue 2 bi benn match mooy am ci ndorteelu 7e journée bi tey ci samedi bi stade Caroline Faye 16h30 Kër Madior moom mooy daje ak Demba Diop Kër Madior mooy 5e Demba Diop mooy 6e ñaari club yi tolloo poñ juróom-ñetti poñ la ñu am yeggale bi kon suba ci dimanche bi bokk na ci match yi gën a fës Linguère mi jiitu wala dem ca stade Massène Sène ngi daje ak Jamono bu Fatick Elhadj Ndat ca biti réew tamit championnat yi dinañ football ni ki tey ji waaw am na yoo xamante ne sax door na fu mu toll nii fu mel ni kon championnat bu Espagne ñu ngi kon jongante fi mu toll nii match yu njëkk yi diggante Espagnol ak Athletic Bilbao 1-1 la ñu ngi ci 68e minute suñu noppee 15h FC Barcelone mooy fekki Valence bokk na kon ci match yi gën a fës ci bëccëg bi Alaves Villarreal lay dajal tey jàppale tamit ca Italie bokk na ci match yi Fiorentina Genoa 17h ci Allemagne nag ñuy xaarandi ay match yu am solo foofule ci championnat bu Allemagne ndax Leipzig mi nga xamante ne moo jiitu mooy fekki Francfort bu 14h30 jotee Bayern Munich Schalke 04 17h30 démb nag Dortmund gagné na juróomi bal ci ñaar kii di Alan gune woo nga xamante ne kon moo bàyyi ko fële kon ca Autriche te di doomu Norvège moom dugaat na ñaari but bi mooy 5e but ci ñaari match yu mujjee donte sax moom ñaari match yëpp seconde période lay dugg ndax remplaçant la Olympique Marseille ca France mooy dalal la li mu football ci temps boo ko boolee 57 minutes. effectivement mu dugal 5 buts soo xoolee saison bi yëpp bi dugaloon na sax ci Autriche lu toll ci 20 buts ci saison bi mu dooree ba léegi ñu fàttali ni Alan mooy gune goo nga xamante ne ci kon coupe du monde U20 bi passé moo dugaloon 9 buts ci benn match doon kon koo xamante ne day gis kan yi saa su ne jàppale ni kon France ndate Olympique Marseille Angers 16h30 Monaco Strasbourg 19h lay doon 19h Metz Stade de Reims bokk na kon ci match yi am ci Ligue 1 bi foofule ca France El Hadj Diop. Youssouf Bodian jaajëf ñu dal ci tranche de vie nañ ko waxee woon ca bopp ba tey jii ñu leen di xamle ak kii di Omar Diop moom nag moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu waañ restauration ci ziara annuelle Thierno Seydou Nourou Tall mu di ab mission boo xam ne ni moom daf koy def ak fierté moom nag jàngalekatu alxuraan la Omar am na lu ëpp fanweeri at ak njabootuk Omar yeen bokk na ci ñi nga xam ne ay taalibe Thierno Mountaga Tall lañu Salimata aw daje nag moom. parce que dama ko jàlloon lu ne bëggoon ma yëg ma fonk ma ku jël njaboot ne la taalibe yi dénk naa la ko guddi. muy wax bët ya taal loolu Omar Diop noonee lay fàttalikoo kii di wasilaam di Thierno Mountaga Tall. événement bu am ni muy xottilee njaboot noonu la xottilee taalibeem njabootam musul génn yelwaani mu des na nag ndaw taalib moom fa nga yelwaani mais kenn santuñu kenn yelwaani. mu toll ci lu ëpp ñeent fukki at Omar Fouta la jóge wante ci atum 1980 yi ba léegi mi ngi nekk ak famille omarienne bi. depuis boobu ba tey fii laa nekk si rool yi su ma demee Fouta su ma mënta dem fii laay nekk suma njaboot ñu ngi fii sumay doom ñu ngi ci kër gi macha allah waxte dara manqué wu maa ngi koy sant yàlla si barke ñi fi ne. ziyaara bu jot moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllum lekk gi mu ni loolee daf koy def ak xol bu féex. bi ziyaar bi commencé ba tey mu yow mi joxe presse santé Sénélec police pompier organe buy liggéey fii rek ñëw nga liggéey si fii si kër gi rek sa lekk daal lu nga ko xam sama loxo lay jaar. Omar jàngalekatu alxuraan la itam dafa am ñu koy faral di jël mu leen jàngal ay doomam ci daara ji. ziyaara amul damay jàngale alxuraan ñoo ci biir ginnaaw kër gi parce que bëri na ñi may jàngal nag ñi gën a bëri surtout Thierno Mountaga laay jàngal. lenn rek nee na
mooy ub boppam bi ziara bi ñëwee maanaam na ñëpp lekk ñëpp kontaan looloo tax coono gi du ko sax yëg. damay yëg metti luy metti bi parce que yaa ngi daw li la dénk ku ne bëggoo mu mer ku ne bëgg nga su demee mu ne waaw sama ziar ñoom fi Umar yee neex na la moo koy neexal na nga may ko jàmm ak salaam lu mu soxla nga jox ko parce que dafa bàyyi këram bàyyi yitteem yëpp ñëw wuy si la. mu am soxna am juróomi bant mu ñuy xamal ni ñeewut kenn ndax li gën a jafe la am njàngalemul alquran ak njàngale diine Thierno Mountaga Daha Tall. aw ma salaire aw ma leneen mais tey suma morom ñëw ma suma morom si barke ñi fi ne soo fa jaar di nga xamaat ñëw ma keneen ci ñeneen ak ñeneen ñu ngi fay tibb si barke ñooña kon maa ngi sant yàlla bu baax. Omar di ñaax ndaw yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu gën a wàcc seen bopp wante itam bañ a fàtte njàngale yi nga xamante ne moom la fa mag yi baax yi bàyyi. Thierno Mountaga ñaanoon ko mu jóg dem mooy nit soo bëggee yàlla yëkkati si nit ñi wàcce sa bopp ci kanamu nit ñi wàcce sa bopp yàlla yëkkati la ci kaw nit ñi man ba ma déggee baat boobu ba tey maa noppalu si lan nii rek te yëg naan maam yàlla mu may man. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mohamed Alimou Ba. dal leen ak jàmm corruption bi nu mu jaaba jonge ci réew mi doy na waar santul yàlla nekk na loo xamante ni tey jii war nañ ci toog waxtaan loolu la kii di forum civil wax yàggul ni ne président Macky Sall foog mu jël ay mesures ci wàllu woowule démb nag kii di Ousmane Sonko wax na Ousmane Sonko président Pastef wax na nee na forum civil génne ngeen rapport wax corruption mi ngi jaaba jonge ci réew mi da ngeen di sonal seen bopp lu tax ngeen di sonal seen bopp corruption Sénégal ku nekk xam na kan mooy parrain bi parrain bi du kenn ku dul président Macky Sall gis ngeen nu mu mel moom ak partisan bi di def lu leen neex di protéger ay nit ku nekk gis na li nu mel waa léegi réew bu mel noonu corruption mu amee lan ngay wax du moom moo ko def looloo tam ma ne man corruption bi daanaka jarul sax ci sonn moom mooy le mal plus mal égal mal jarul saa wax journal La Tribune ne lii de moom wone na Sonko mi ngi vilipender Macky Sall sama naataango bii di journal Sud Quotidien jël parole ne kii di Sonko mi ngi vilipender Macky Sall xanaa yéen gisu leen vague de contestation ñoo lank naka noonu itam revendication enseignants yi crise APR naka noonu itam crise Macky 2012 yokk leen loolu yëpp looloo tax man jàpp naa ni daanaka président Macky Sall mi ngi ci guddi ju bët setagul moom ak gaayam yi looloo am ndaxte loolu yëpp mi ngi kopp ci kawam sama naataango bii di journal Le Quotidien ne ma jox leen beneen version kii di Déthié Fall moom wax na ci insécurité bi nekk ci réew mi moom itam bi mu jëlee parole opposant la nee na man de lu ma jàpp mooy bu dul Macky Sall ma Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñaar wala kii di Aly Ngouille Ndiaye man loolu laa jàpp Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre de l'intérieur lu xew ci réew mi ci wàllu insécurité mooma ñu laaj ko lan moo tax moom li ni mais yéen gisuleen na Aly Ngouille Ndiaye amul temps sax ay xool ay police gendarmerie amul temps boobu moom mi ci ay question électorale looloo ko intéressé moo tax Sénégal nekkul ci sécurité politique politicienne moo ko intéressé sama naataango bii di journal Enquête ne question politique nañ ci wax ndaxte travaux comité pilotage dialogue national bi démb la woon kii di Famara Ibrahima Sagna ak gaayam ñi ñu ngi doon réunir xool naka la ñuy répartir salle yi ci différentes commissions yi kii di Famara Ibrahima Sagna bi mu jëlee parole wax na gaay ne leen fu mu toll nii de budget amul xaalis amul nañ def lépp ngir sakkanal affaire yi nañ régime wàññi dépenser loolu la de ndaxte xaalis amul te fu mu toll nii daanaka yitte yi bëri na beneen yitte mooy montée inquiétante banditisme ci réew mi ndaxte boo xoolee bu baax temps yëpp bandi yi ñu ngi attaqué population yi ci région yi sama naataango bii di journal Les Échos ne rek banditisme dafa déplacé ndaxte boo xoolee bu baax yàggul Touba à chaque fois ñu dégg fa ay agression ay bandi rawale xaalis def fa ay ñombe naka noonu ci Ndindi wala Mbacké wala station EDK bu Saint-Louis naka noonu itam chinois yi doon jënd gerte barki dem fële ci Kaolack ñu rey fa benn américain loolu bu la doyul lan moo lay dool ci wàllu insécurité sama naataango ne Sénégal mucc na ci terrorisme fu mu toll nii waaye nag bu mu yàcc ne asat ndaxte grand banditisme mi ngi koy menacé te fu mu toll nii sama naataango jàpp na ni ñaari explication mun na ko indi première explication mooy porosité frontière yi foo bëgg a jaar frontières yi ne yàmbala naka noonu itam nu ñuy génne yenn détenus yi chaque année président de la république day gracier 700 personnes te wóoruñu ni ñooñu mën nañ duggaat ci société bi loolu mun nañ jàpp ni bokk na ci luy indi insécurité bu ñu sukkandikoo ci journal Les Échos ñu wax ci événement moor yi ci 1989 yéen a ngi fàttaliku ay négro mauritanien bëri ñu jóge Mauritanie ñu dàq leen foofule ñu dem ci côté Saint-Louis côté Richard Toll réfugié foofule ci journal Enquête ne def na tey jii fanweer at waaye nag négro mauritanien yooyu mënuñu delloo fële ci Mauritanie ndaxte dañ leen dàq bugguñu leen gis ndax seen xeet moor yi bugguñu benn yoon gis kon naar yu ñuul yi looloo tax kon ñu ngi foofu amuñu dara
lu ñu amoon yépp bàyyi nañ ko ci Mauritanie dañuy débrouiller wu daanaka seen bamba maasewul dara fu ñu nekk. ñu wax ci ministre de l'éducation nationale moom nag wax na ak waa journal L'As sama naataango laaj ko nag moom naka la gisee crise enseignement bi naka noonu grève bi Mamadou Talla ne fu mu toll nii enseignants yi amuñu benn intérêt ngir yóbbu nit ñi ci grève wala ci ay année blanche nañ waxante dëgg année blanche ak grève daanaka nañ ci yàlla musal loolu laa wax gouvernement bi nee na nag pare na ngir indi ay solution yoo xamante ni syndicats yi posé nañ lu ñuy ñaan jàngalekat yi mooy ñu may ñu tuuti ndaxte mënuñu régler ndoo problème yëpp fale nag ci lycée Blaise Diagne benn élève jot na kon dóor foofu professeur d'éducation physique sama naataango bi di journal Source A waxtaan na ak coordonnateur cellule pédagogique EPS école boobule kooku nee na waa Source A élève boobu Dieynaba Ndiaye 5e la nekk dafa doon perturbé cours professeur éducation physique boobule kooku nag ba ma ko bëggee génne ci la ko puus ñu daanadoo looloo indi kon gaañu-gaañu boobule papa élève bi moom bi mu dogee wax jooju nee na su mu wax noonu version la ndaxte moom jàppul ni loolu dëgg la kon fu mu toll nii professeur bi porté na plainte ñu jeexal ak kii di Sadio Mané moom nag xam ngeen temps yi dafa gaañu sama naataango bi di Stade Quotidien ne boo moyul kii di Sadio Mané dina raté lu bon ñetti match yoo xamante ni du ko joué journal Observateur laaj nag lii nii lan moo indi daanaka kii di Sadio Mané nekk situation bi ndax Liverpool surutilisé ko luñ koy laaj ci terrain bi dafa bëri looloo tax journal Record ne Sadio Mané lu ko daal daanaka entraîneur am moo ko teg jërë nga jëf